nañu jokkook ñoom ba sonn waaye nag jéem ñu leen jot ubbil nañu leen sunu l'antenne ngir bu ñu bëggee addu andi itam ay joyanti ci yooyu léegi xibaar dañuy desandi ba léegi ak directeur bu exécutif Amnesty International moom nag daal dinay addu ci communiqué bu parti Pastef bi nga xam te ni ñaawlu na bu baax a baax yéen it ci ay métital yu ñu def yéen it seen ay militants manifestants yi ñu tegoon loxo Sidi Gassama nee na daal faw rek procureur daal di autosaisiru lu ko mooy itam ñi ñu teg yooyu léegi métit am nañu droit dem porter plainte Sidi Gassama ak Ndeye Khady Diouf. làq nit jant bi ba noppi di ko torturer yoon da koy aaye. procureur Serigne Bassirou Gueye laa wax am na obligation ubbi l'enquête pour vérifier tuuma yooyu. seen membre yi nga xam ne. dañ leen torturer ni ñu fexe ba ay médecins gis leen. ndax docteur moom mun a produire certificat médical boo xam ne dina firnde ni nit ki dañ ko torturer wala torturer ñu ko. leneen li ñu war a sàmmonteeg ki ñu teg loxo moo di avocat teew bu ñu koy déglu ni ko règlement 5 bu UEMOA sàkko. balaa ñu lay interroger war nañu la wax ne am nga droit woo sa avocat mu ñëw assister la si yow nag su dee amuloo mooy am ay avocat sa mbokk yi mënuñu la faire avocat boobaa ñoom dañ koy consigner ci PV bi ñu doog a commencer lay interroger waaye suñ ko deful procédure bi dafa doon procédure boo xam ne dañ ko war a annuler. ginnaaw ba ko comité de pilotage bu Pastef interpellé ci torture yu ñu jëmale ci seen ay militants yu ñu tegoon loxo altine Amnesty Sénégal ne bu fekkente ne jëf ji am na ñu ngi koy ñaawlu te pare nañu pour gunge ñii di victimes yi ngir ñu jotee ci yoon. Hadj Mansour avocat bi moo ni xamle avocat kon ndaw yooyu ne dañ leen torturer njàngat bi nga ciy def ndax toll war nañu toll jamono ji ci fu ñuy jàppi nit di leen torturer. toujours dafay gën a jox raison ñu wax ni dossier bi donte affaire civile la mais politique daf ci jaxasoo. parce que appel bu njëkk bu Ousmane Sonko lay wax. yenn avocats yi lu ñu ko interprété woote fitna non. ban politique ci àdduna moo dul woote mobilisation delluwaat leen ci archive yi ngeen xool vidéo bu Ousmane Sonko dani maa ngi woo. kuy sama militant ak kuy sama sympathisant nga ñëw ñu mobiliser wu mobilisation nag. ça n'a rien à voir ak bataille de guerre wala woote ci fitna wala woote ci kaay leen dem guerre yi mobilisation la wax. appel nag ci mobilisation amul benn parti politique boo ko dul def. surtout bu fekkee jàpp nga dafa laal politique. loolu moom mënees koo génne ci wàllu politique donc interprétation dafay jekk dafay rafet parce que jàngataat bi mooy tax boo analyser yëf yi donc torture mun naa ñàkk ci jàpp boobu noonu parce que li sabab jàpp bi sax nag mooy. bu fekkoon ni Sonko dafa woote ay militants ñu toog ci buntu kër ba police ñëwul def intervention ci convocation bu section recherche xëy na mën nañu bañ a agsi fii. alors réew moo xam dafay am démocratie am nekk état de droit. torture moom war na fa jeex donc njort naa ni ndaw yooyu donte caabi féeti na leen ginnaaw ci xëy na li leen toppee muy def trouble à l'ordre public wala rassemblement bu ñu amul autorisation. mais ñoom itam teewul faaw ñu bàyyi leen seen ay droit ci ñu am sañ-sañu ñoom itam réclamer la moo tax ñu fitnaal leen ci biir fi ñu leen dencoon. mi ngi noonu ay ca Ndeye Dimet Seydi Gassama dafa sàkku ci procureur mu autosaisiru procureur bi nga xam te ni sax ñu ngi koy xaarandi ci yeneen i tomb. waaw xam nga Mohamed Sénégal dafa signé ratifié des conventions contre la torture. te tey su fekkente di cas de torture yu ñuy wax ne c'est avéré c'est grave te dafay ñëw dolleeku si déjà ci cas de torture yi nga xamante ni yàgg nañ ko signalé ci commissariat yi. te ba léegi si amul benn njeexital. parce que gis nga kañu torturé woon fële ca commissariat du port di benn transitaire nga xam ni fa la faatoo ba léegi si amuñ ci ba léegi ab issue. ca Thiès tamit amoon na le jeune Mapati Mbaye nga xam ne dañuy wax ni benn policier bu tudd Al Capo moom it moo faat bakkanam mais ba fii nii fa la lépp taxee tàbb géej. donc tey su fekkente ni li ñu wax nii am na wax dëgg yàlla dañu war a topp mbir yi ba ci sës ñu identifier policiers yi ko def. ñu teg leen li yoon wax. yàgg nañ leen tuumaal ci wàllu wi Pape Matar yàgg na lool ci milieu du Sénégal ay nit ñuy jàpp di leen torturer yan yoon lañ woon a mën a jàng ngir mbir mi dakk. waaw yoon yi de mooy respecter ak yelleef doomu aadama mais aussi il faut ñu def attention parce que tey certificat médical kese moo mën a établir que ñii torturé nañ leen wala torturé wuñu leen et puis bu nekkee dañ leen torturé ñoom ñi nga xamante ne moom policier dañuy jalgati yoon ñoom ñi nga xamante ne tey ji ñoom fi war a nekk pour faire respecter la loi ñoom tey ji waruñu def loolu bu ñu ko defee def nañ li nga xamante ne waru leen parce que aussi dañu ni suñu constitution bi que être humain bi dafa nekk ku sacré koo xamante ni kenn amul droit di ko violer et que l'état dafa am obligation sax di ko protéger donc ki nga xamante ne da nga am obligation di ko protéger nag waroo ko torturer bu nekkee torture am na
ayca mi ngi noonu ci jamono joojee itam jàpp leen ne ni ki suba ci alxames gi ci le bureau assemblée nationale di convoqué ci ab réunion jëm ci procédure teggi mbiraayum malaanum kiraay kon bu Ousmane Sonko procédure bi ni mel nag seetlu gi benn la yàgg nañ ko jëfandikoo lool sax ñu ngi ciy fàttaliku bu Oumar Sarr Abdoulaye Baldé ba ci Khalifa Ababacar Sall bëri nañu itam ci député yi nga xam te ni tegg nañu ci seen malaanum kiraay ñu daal di andi ak ci taxaw seetlu kon ak nan ko ba ko lalli mbalaanu kiirlaay bu Khalifa Sall bokk na ci procédure yi ñu gënoon a bàyyi xel ne ginnaaw bi ñu ko tuddee ci mbirum caisse d'avance bu mairie bu Dakar député bu parti socialiste bi day mujj ñàkk kiirlaayam ñaar fukki fan ak juróom novembre 2017 waaye laata boobu assemblée nationale ci session bu amul woon débat fukki fan ak benn novembre 2016 la lalli woon itam mbalaanu kiirlaay bu député maire bu Mermoz Sacré-Cœur bi ñu doon tudd ci mbirum faat bakkan xewoon ci décembre 2011 waaye benn du bi amoon ci bisu alxamis fukki fan janvier 2013 xam ne ñetti député yu parti démocratique sénégalais ginnaaw sàkkuteefu procureur spécial bu CREI yi ci la ñu simmee woon Oumar Sarr Abdoulaye Baldé ak Ousmane Ngom ci traque des biens mal acquis ñetti kilifa yoo xam ne tey jile dem nañu fekk ci nguur gi saa si Ousmane Sonko mooy ki war a topp ci rang bi ndax ministère bi ñu dénk wàllum yoon ci sàkkuteefu procureur général jébbal na kayit ngir ñu lalli mbalaanu kiirlaay bu Ousmane Sonko muy sàkkuteef boo xam ne àgg na ci njiitu assemblée nationale Moustapha Niass woote ndaje bu bureau assemblée national niki suba ay député ñàkk nañu itam seen kiirlaay ci nguuru Abdoulaye Wade. nanga ko bakkaye ko jërëjëf beneen seetloo ngi nii muy réew mi bëri na ay priorité yu ñu war a mën a tàbbi ngir saafar ko mbas mi ak yeneen secteurs yi nga xam te ni Sénégal soxla na ko lool ngir ñu mën koy joyanti waaye jamono ji dafa mel ni fàtte nañu loolee lépp ndax mbirum mërs yu ñu jàppee ci affaire ko Ousmane Sonko ak lu ñu koy tuumaal di wàllu ko viol ak yi ni mel loolee nag est-ce que du gën a mën a yóbbu kon réew mi ca gannaaw en tout cas njàngat wa am solo mu ci def la Léopold Tamba. ci même réew daanaka politique amul fenn ci réew mi foo xam ne xàllu fa yoor ci bépp secteur d'activité am na fa aw cër benn nit mënut simpi boppam ci société gi mu juddoo te suñu réew lu waay def léeg-léeg aw politique rax na ca ab boroomi xam-xam di wuyoo ci turu Machiavel ni woon politique du lenn lu dul jiite ba noppi wéeri ci ay loi ak i doole ngir sëf réew mi ñaari mbir yooyu képp ku ko ngëpp ci sa loxo ñàkkut nga yaakaar ni lépp loo def mënut am ku ko dindi mbirum Ousmane Sonko mënoon na bañ a barastiku ci oddalu politique ndax ab plainte bu ñu jébal gendarmerie su lépp jaaroon yoon bañ a lamboo caay-caay politique amaana yenn ñaawtee fii duñu ko nemmeeku mim réew noonoo it ak mbirum Bougazelli yoon teg na ko loxo waaye tey jii may nañ ko a féex lii sépp nag dara waralu ko lu dul ñenn kilifa yi nga xam ne ci langue politique bi ci seeni dàmmalante xeef waaye it ku ni di wutal pexe sa morom ngir sànk ko dara waralu ko lu dul jëfin ci wàllu politique fii ci Sénégal la ca ñaaw moo ëpp fuuf la ca baax. mi ngi noonu Léopold Tamba ñu di ko jaajëfal Hadj Mansour mu mel ni laaj bi ñu bëree ko samp mooy réew mi tollul fu nga xam te ni war nañu mën a distraire ci ay xeetu jëf waaye am na leneen lu ñu war a mën a tàbbi muy priorité yu ñuy xaar. xam nga lan la réew mu am démocratie warul di dundee. mooy toujours bu fekkee am na ku nekk ci sa kanam koo jàpp ni opposant la bokk la ni ngeen di xalaate nga taxaw pour sacrifier que ku nekk nag ak méthode bi nga jaar bu ñu fàttali ko dossier Karim Wade ànd cour bi nga xam ne tey moo ko doon topp. lan moo wuutale li ñu doon toppee Karim Wade ak li tukkee ci rapport OFNAC benn bu dee Khalifa Sall Mamadou Diop mi nekkoon maire de Dakar yal na ko yàlla yërëm en tant que témoin taxaw ni caisse d'avance dafa mus a nekk assemblée nationale dafa mus a nekk ci mairie bu Dakar. waxam tey fan la mujj teewul def nañu li ñu bëgg a def Ousmane Sonko xam na bu baax. ni ñu soppee Karim Wade Khalifa Sall bëyu sarax diggu ba ci gu ndare kam noonu lañu ko a soppee bëyu sarax loolu nag. doo jëlee kenn défense mais ñi jiite ngay wax ni loi yi nga xam moo nekk ci seen loxo pouvoir bi nekk ci seen loxo ñun kenn ku ne dafa am lu mu coppati dénk la ko pour nga am doole pour sàmm ñu mais pour nga dundal itam li tax nga nekk fi muy démocratie boobu démocratie nag mënta dund lu dul ni ki jiite dafay supporter am kuy opposé wu di waxe neneen nu bokkul ak ni nga xam ne na ngay waxe mais loolu bu ñu demee ba bëgg koo jëlee Sénégal ku ñu xalaat ni taxaw na ci wàllu opposant après ñu sàkkal la pexe ça devient ridicule ci Sénégal te suñu démocratie wax dëgg yàlla bu ñu fàttalikoo 2011 2010 ñun ñëpp dañu àndoon gis Macky Sall tournée yi muy def discours yi mu doon yëkkati ñëpp àndoon ci tàcc ko il faut que ñoo sax dina nekk président de la République ci jamono jooju ak opposition fi mu tolloon
ginnaaw bi nag bi mu amee donc foogoon nañu coppiteef ci dooleel démocratie dana am ci Sénégal malheureusement Mohamed. malheureusement muy Hadj Mansour Pape Matar ni mu ko waxee moom mbirum démocratie lay wax waaye gis nañu ne réew mi la itam est-ce que soxlawul ñu joyanti ko ci yeneen i anam lu dul rek débat bi nga xam te ni ñu ngi koy dund jamono bi mbirum Sonko yegg na ci kaw xale bu jigéen wala sax menacé na de mort. waaw parce que effectivement nit ñi ngi dee boo tey ji boo xoolee ci coronavirus bi nit ñi ngi siy dee économie bi aussi mi ngi nekk di gën a daanu. mais aussi quelquefois il faut que ñu waxante dëgg c'est-à-dire Ousmane Sonko tey débat bu posé wu c'est parce que dafa am lu muy représenté. ki nga xamante ni nag ku toll ni Ousmane Sonko bu demee ba tey ji yenn problème de merci ñu ko ciy dégg. mais les gens vont poser ce débat parce que tamit ki nga xamante ni dafa loolu woote anti-système. ñu dégg ci yenn problème nit ñi dañu siy poser ay questions. et puis beneen affaire bi tey ji bu Ousmane Sonko demee wuti ay avocat ni moom nañu dindi li nga xamante ni mooy immunité parlementaire pour mu dem wuyu ji nga xamante ni mooy yoon. mais bu ñu ko defee kay nañu xam ni yaakaar naan loolu mooy yoon parce que aussi bu ñu rappeler li nga xamante ni ay affaire de détournement deniers publics la. li nga xamante ni affaire de caisse d'avance la ak ki nga xamante ni problème privé la. man je pense pas que ni Macky Sall moo tax loxo Ousmane Sonko dem dugal ko ci biir cabinet de massage bi ni ko sëgg ni ko dee métti toogal fi nga massé wu. donc je crois que ku nekk am nga sa responsabilité et il appartiendra à la justice de nous dire que ni kii moo def wala kii deful ku def nag ñu condamné rek ku deful aussi ñu condamné la. keneen violé woon police du ñu xëy taxaw. je dis pas ça je ne cautionne pas le viol. ci noonu kon la ñuy demee foofee ca